sant nañu leen gërëm leen bu baax mbokki bisimilah ci xibaar yi la ca gën a fës bokk na ci liggéeykat yu SDE rawatina intersyndical ba daal di dakkal seen grève bi nga xamante ne soobu woon nañ ci gannaaw nag ba ñu amalee beneen waxtaan ak jëwriñ gi nga xamante ne moo leen boot waaye lu jëm nag ci wàllum réquisition bi ñu ne daañu dem fa mbaxane doone benn ndax dañoo am seen àq ak yelleef mu bokk ci nag grève loolu dañ koy wéyee ne heure bu leen soobee ñu wax ci leneen dem jékki-jékki gi nag tàggat témbe woon bu baax ca buntu université Cheikh Anta Diop ndax ndongo ya fa nekk génnoon daan amal ab front di sàkku nag ñu fay leen seeni bourse beneen ndaje bi la yoon nag ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi yore kër taskatu xibaar yi rawatina yi ci télé yi ñoo doon amal ab waxtaan ak jëwriñ gi ñu dénk wàllum aada ak communication waxtaan boo xamante ne dañ koo jagleel solos numérique waaye nag ñoom ci njiital këru taskatu xibaar yi li ñu gis nag mooy jóge ci analogique dem ci numérique dafa des lu bëri looloy ponk yi mbokk yi bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi nu ko junjee la ñu koy daal di door rek mbirum ndox meek waa SDE ñoom ñi nga xamante ne nag ëppoon na juróomi fan ñu soobu ci ab grève gannaaw ba ñuy xëccoo ko nguur gi ci ay cër yoo xamante ne dañ leen koo war a jox loole nag daal dinañu kopp dakkal ga nag la ko sookee bokk na ci ab waxtaan wu ñu amoon nag jëwriñ gi di Serigne Mbaye Thiam waaye lu jëm ci wàllum réquisition bi nga xamante ne jiitu réew mi daal dina koy def ñoom nag ñu ne dañ ci dell benn yoon gannaaw wala nga xamante ne moom lañ ca bëgg mooy yóbbu mbir yi fa mbaxane doole benn ndax dañoo am àq ak yelleef mu bokk ci nag li ñu di droit de grève te loolee dañu koy jël reportage Abdourahmane Ly. SDE tegagum na gànnaay yi suuf te di wëyal waxtaan yi mu dib système bu ñu tàmm ngir wëyal seenub xeex gannaaw ab réquisition tukkee ci njiitu réew mi bu ñoom ñile fas yéene respecté. tey bi ñu ñëpp ñaanee ak ñu waxtaan ak kilifa. ñun waxu ne dañuy lever mot d'ordre déedéet waaye dañ ne dañuy suspendre le décret ndax tamit décret bi bu baaxee ak bu bonee tamit vraiment waxu kilifa la waaw rek la dégg waaye nag noonu di ñu ko attaqué fañ ko war a attaqué dinañu continuer dem di liggéey waaye toujours di xeex si biir liggéeykat gi ndax tamit fii mu nekk xeexu doole amatul mais xeexu xam-xam moo am ak xeexu xel te bu soobee yàlla di nga ko xeexu xel. ñi leen nar nañu dakkal seenu grève yi. wante ñu ngi xamle ni beneen xeex dina ci topp muy fexe lépp ba bile décret wu njiitu réew mi bu ñu jàpp ni jaarul yoon mu teg ko suuf. décret bi ñun ci boppam mi mu dal ci waa travail SDE dañ ñu ko attaqué au niveau de l'OIT au niveau du BIT et dans les juridictions yi am ci dëkk bi loolu dañ ñu ko def waaye centrales yi syndicales yi tamit wax nañ ne ñoom tamit décret bi dañ ñu ko attaqué parce que c'est une violation flagrante de travail donc nag moo tax liggéeykat yi ba fuye yi ñu am yëpp te loolu bu ñu ko bàyyee benn liggéeykat dootu fi liggéey ndax tamit président mën na à tout moment jël décret boo xamante ne yéen vous n'êtes pas en sécurité ñun nous ne sommes pas en sécurité amul benn liggéeykat bu nekk ci Sénégal bu nekk en sécurité. ak lu mënti am waxtaan yaa ngi wëyandi jëwriñ gu ñu dénk wàllum ndox mi proposé na leen lu tollook 7% ci 10% yi nga xamante ni laajoon nañu ko. démb bi ñu dajee ak moom 7,5% la ñu proposé mais ñun dañu yaakaar ne 7,5% ak 7,33 benn la waaye ñu wax ne malgré tout cela jëluñu ko les centrales syndicales ñu ne dañu continuer ak ñun continuer di négocier dem tamit jàkkaarloo ak président wax ko lii xew loo xam ne yëgu ko lii tax mu jël mesure yooyu ak tamit lu mu mën a fànq rek si lii nguur gi yor wala les privés nationaux bu ko defee mu dolli nu ko ba mu doon 10%. li leer ba leer moo di ndaw ñi liggéeyee SDE woowaat nañu leen niki ay waxtaan ngir xool nagam dañuy d'accord am déet si li leen jëwriñ bi proposé. bu fekkente ne ñoom dakkal nañu seen grève jàngalekat yu nekkee ci daara yu kawe yi te bootu ci kuréel gi ñu naan SAES ñoom nag soobu nañu ci grève bu benn fan li ñu bëgg nag mooy kii di Babacar Diop nekk seen ñoño professeur ñu daal di koy teggi tuuma ñu tekk ci ndoddam yemuñu ci ñoom waa SAES ñu ngi xuus jëm ci wàllum courant gi yokkuteef gi ñu ci nemmeeku ñu ne mënuñ koo nangu benn yoon ñu déglu ci professeur Malick Diagne nekk chef département bu philosophie àdduna ci micro Tidiane Cissé. tey jii jàngale wuñ ndax lu tax dañoo àtte jàngale yi
muy enseignants yi muy étudiants yi ñaari syndicats yi nekk ci université yëpp ñi nga xam ne ñoo lëng enseignants yi dañoo arrêté seen enseignement lu tax ndax dañoo arrêté ku bokk ci ñun lu tax ñu arrêté ko parce que tout simplement dafa demoon manifester pour défendre intérêt peuple bi intérêt population sénégalaise devant hausse courant bi ñu yokk parce que bu leen fàttali ko matul ñetti at dañu doon wax naan Sénélec société prospère la excédent sax da koy jaay ñu xëy tey ñu am na déficit ay milliards bu ñu yokkul courant bi dootuñu am courant te duñu jox benn explication nit sant xanaa ku koy rendi di nga ko bàyyi mu yuuxu loolu ñun moo ñu indigné en tant que enseignant université te bu soobee yàlla lu mu laaj pour ñu génn ko dinañ ko def. gannaaw jàngalekat yi ñoom ndongo yi ña nga woon ca mbedd ya doon jàmmarloog takk der yi la ñu bëgg nag mooy ñu fay leen seen bourse ca bëccëgu tey gi rawatina ci suba si wota demul wota dikul ca avenue Cheikh Anta Diop la ñor ndongo yi mooy seen i koppar di seen bourse Ibrahima Camara demoon na fa seeti leen reportage. ndongo yi jànge ci daara ju kaw bi di université Cheikh Anta Diop wàccati nañu ci mbedd mi ngir ñaxtu li ñu leen faygul ba léegi seen i bourse. tey dañoo wàcc ci front bi comme ni ñu ko defee woon vendredi pour déclamer ñu fay bourse étudiants yi bourse bi nga xam ne étudiants yi moom rek lañ am pour mën a dund fii vous n'êtes pas sans savoir que université dañ naan mooy Sénégal en miniature nit ñi fu nekk la ñuy jógee pour ñëw jàng ci te tey jii étudiant bi amul lu dul bourse am pour mën a lekk au moment où je te parle étudiants yi amatuñ lu ñu duggee restaurant te ku lekkul ba suur mënoo jàng moo tax ñu ne nañu fay bourse yi ci daar ay jàppante yu ñuy faral di gis saa su ne ci diggante étudiants yi ak takk der yi fës fa lool. ay waxtu rek des ñi di waa SUDES ak SAES di jàppal tànk seen naataango bi di Babacar Diop caabi féeteeku gannaaw jamono ji ndax ñaxtu ba mu amaloon ndongo yi ñoom. di àdduna yi ñoom li leen gën a soxal jamono ji mooy seen i bourse. ñun ñi tey ji amical yi wàcc fii di collectif des amicales collectif boo xam ne c'est apolitique dañoo wàcc fii uniquement pour xeex pour ñu fay suñu bourse étudiants yu nekk Sénégal yëpp loolu mooy suñu xeex tey ji. payoruk bourse yooyu ndongo yi bañ na ba tëdd sa naaj wa ne faw rek ñu jox leen ko bu dul loolu duñu mës a dakkal seen ñaxtu wi ñu nekkee ndaxte loolay mooy mën a tax ñu dund. junjoon nañ ko nag ci ndorteelu xibaar yi ab ndaje lañu amaloon dippee ko table ronde doon ci weccante xalaat ci solo sa numérique yaata ngi ni nag ñuy wax ci wàllum numérique jëwriñ gi ñu dénk wàllu wi dajale woon nag kilifa yi nga xamante ne ñoo yore télévision yi nekkee ci réew mi ñu wax ci wàllum numérique bi waaye ci seen kàddu kilifa yooyu nag li ñu gis mooy jóge ci analogie dem ci numérique dafa des lu bari te it ñu ngi xaar mbir mi daal di gën a yemm reportage Alioune Gueye Augustin Manda. ay taskatu xibaar doon waxtaan ngir defaraat seen secteur bi ñu waxtaanee ci ay poñ yu bari waaye lu ci ëppoon doole moo doon wàllum TNT bi. tey jii nii dañu constaté que télé yu ci bëri dañuy dund ci publicité te tey marché publicitaire bi màgg yooyu te ñi ciy def xaalis amuñu ci bët donc ñun li ñuy def nii ci suñu liggéey mooy may leen ñu am bët wax leen avantage yi nga xamante ne TNT bi mbaa TDS dina ko indi ci ni ñuy yóbboo signal bi ci fépp ci Sénégal ba nga xamante ne dinañ ci mën a bénéficier. ñi jiite groupe de presse yi mel ni ko am mbëbët bu ñuy wax nguur gi. Il devrait donner le meilleur exemple parce que nous. tey ñun suñu bëggoon diffuser ca France gouvernement ba daf ñuy laaj ci convention bu ñu signé ak état bu Sénégal moo tax man li ma mënul comprendre mooy canal na la mënee ñëw bëgg a indi beneen chaîne suñu yëf kay tur bi firndeel na ko. lënt bi mooy que ni li ñu bëgg mooy ñu firi ñu mbaa ñu lett ñu ci wàllu TNT bi kañ la ñuy def basculement bi kañ la ndaxte depuis 2015 ñu ngi waxu TNT am na sax ñoo xamante ni Sénégal moo leen ci jiitu woon joxe nañ fi exemple Burkina Faso ñooñu raw fuuf tey gi loolu donc nañ ko wax diggante état bi ak Excaf il faut ñu wax ñu kooku kañ la mën doon. basculement bi dafa nekk loo xam ni ci réew yëpp la am c'est vrai que ñun ñoo ko njëkk a lancé mais ñun tamit dañu amoon benn modèle économique boo xam ne daf ñu xaw a tënk tuuti parce que li ñu bëggoon xëy na dafa gën a yomb c'est-à-dire que am ko construire ñu exploiter loolu nag xëy na moo ñu indil xëy na yenn jafe-jafe yi mais n'empêche contrat bi ñu signé ak kooku moom taxaw na ci pour respecter ko tey jii am na ci une partie du pays boo xam ne couvrir nañ ko
am na ci ay décodeurs yu mat mais lépp matul. suñu dégloo ki jiite communication bi ci ministère de la culture et de la communication loi bi jëm ci wàllum publicité dañ ko war a yeesalaat. publicité dafa affaire dafa doy waar dafa large publicité loi bi ñu am buy tënk publicité yàgg na yàggaay boo xam ni même bu dul loon question de TNT sax dañ ko war a réviser parce que loi bi mi ngi daté ci 1983 boo xoolee ci code boobu wàllu tam-tam lañ doon wax ak xam nga yooyu dépassé nañ ko léegi ñu ngi ci beneen gamme. ñu dajaloo woon doon waxtaane rek lu jëm ci wàllum TNT ginnaaw bi ñu waxee ni dañuy jóge ci analogique dem ci numérique ci atum 2015 ñoom taskatu xibaar yi le mel ni ba tey gisaguñu mbir mi teg ci di xaar TNT bi dem fépp ci Sénégal. ñu wax ci jumtuwaayu xarala yu yees yi nga xamante ni dañu ko dippee réseaux sociaux saa su ne nag muy gën di law waaye léeg-léeg dañoo nemmeeku ne la muy yàq moo ëpp lu muy defar bu ñu demee nag ba ki nga xamante ne mooy njiital Apple di Tim Cook di joxe ab bataaxal ne bëggul sax gis jarbaatam di jëfandikoo réseaux sociaux yooyu nag xel la war a tàmbalee ñaaw moo tax nag ay laaj yu bari day daal di sampu ñu wutali ci ñi nga xamante ne seen xam-xam dañoo màcc jëmale ci mbir mi lan mooy solo si réseaux sociaux yooyu ak naka la ñu ko war a jëfandikoo ak askan wi ku ne nag daal di ngay àddu jëmale ci mbir mi Tidiane Cissé Moussa Fall. Facebook, Twitter, YouTube wala WhatsApp yi la xarale yu bees dañuy manipuler li nga xamante ne moom mooy xalaat utilisateurs yi xalaat bu mel nii bëri na ñi ko jàpp rawatina ñiy liggéey ci Silicon Valley nekk kër xarale yu bees yi ci réewum Amérique. loolu boo ko gisee léegi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci base création wu réseaux sociaux yooyu dañoo seetlu ni réseaux sociaux yi léegi. niñ ko yaakaare woon utilisation bi nga xam ne ñoom biñ koy créer loolu lañ ko jagleeloon léegi dañ ko ëlbati li ñuy wax maanaam dañ ko ëlbati ba nga xamante ne ñoom li ñu xalaatoon ni moom la war a jariñ mi ngi jariñ leneen léegi boo seetloo réseau social léegi lan la gën a nekk plateforme pour tasaare ay xibaar yoo xam ne du dëgg ndax doomu aadama yi. waaye tey jii yile xarale yu bees am nañ place bu am solo ci dundinu askan wi. tax nañu bëri jàpp ni mënuñoo nekk sans ñu jëfandikoo yile xarale yu bees. Bon, j'avoue que moi man wax dëgg fa yàlla mënuma nekk sans jëfandikoo yile xarale yu bees ndaxte dama am ay mbokk ci bitim réew te damay jëfandikoo xarale yu bees yi pour mën a waxtaan ak ñoom. réseaux sociaux je n'ai pas de nouvelles. ñun réseau social bokkul ci suñu culture daf ñu fekk. lim ñu fi fekkee nag moo xaw a doy waar ndax niñ ko jëlee ñun itam du li tax ñu créer ko. tey da ngay gis bu ñu demee ci xew sax wala bu ñu waree lekk premier réflexe bi mooy yëkkati sa téléphone snap wane ne yaa ngi lekk wala wane ne yaa ngi am lu ngay dund alors que bu njëkk ba bu ñu moment yooyu noonu ay moment privilégié la woon que famille yi retrouvé wu mais da ngay gis tey bu ñu ñuy toogee kenn du wax ak kenn ñëpp dañuy yore seen ay téléphone di filmer lu ñuy lekk. ngir aar boppam ci manipulation réseaux sociaux yi jot na kenn ku ne moytu ci ñi muy jëfandikoo yile xarale yu bees. dafa jot léegi ñi nga xamante ne ñi ngi yëngu ci domaine bi yëpp ñu am li ñuy tuddee utilisation rationnelle nga xam ne utilisation boobu dafa xam ne jëmtuwaay bi ñu koy defee dafa war a tegu ci xel que nit ñi aussi xam ñoom ñi koy def yan mécanisme la ñuy utiliser pour. ñun yóbbu ñu ba nga xam ne ñun duñu mën a toog bés boo xam ne duñu consulter waxtu boo xam ne duñu consulter. réseaux sociaux yi am nañ place bu am importance ci nekkinu askan wi ci àdduna bi yépp léegi ñi créer yi les réseaux sociaux ñoo tere seeni ay mbokk ngir rek jëfandikoo leen moo tax jot na ñu moytu ñun itam. ci bëccëgu tey bi nag ambassadeur bu États-Unis nekk ci réewum Sénégal ñëwoon na ci kër groupe bi di Media Invest ci kër gi xool liggéey beeg na muy doxee 19h30 da ngeen am entretien ba nga xamante ne seq na kooku Aïssata Ngathie xibaaru maraxi fii lay daal di yem des leen di teewlu suñu yeneen jotaay programme jërë ngeen jëf.